Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent. L'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor. Toujours plus de foot ensemble. C'est fait, ils l'ont fait. Voilà, on a l'épilogue de notre saison. Le meilleur du football européen revient à partir du 8 août sur les chaînes Canal+ Sport. Avec en ce moment le décodeur HD à 1000 francs seulement. Abonnez-vous vite. mbokk téléspectateurs yi jërëjëf yéen a ngi ci seen émission arène sénégalaise tey di altine fukki fan ak benn ci weeru octobre di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi di leen nuyu di leen ziar di ñaan yàlla mi am jàmm doolu ñu jàmm doolu ko ci réew mi yàlla mi mën a faj aajo yàlla faj aajo yi ci barke Seydina Muhammad mbokk yi ku ne xam ne ne ñi ngi ci weer wi nga xam ne nag mooy weeru Seydina Muhammad ndax ku ne xam ne ñu dégmal ay gàmmu nag ku ne xam ne ne guddi gi nga xam ne ci la Seydina Muhammad gane si àdduna xam nga ci la ñu toll muy fukki fan yi nga xam ne ci la ñu ne te it ngeen gis ne fu mel ni Sénégal fonk ko lool di ko dundal ba bés ba ñu gàmmu ko ba sax daañu ci dem ba di ko ngénte loolu yëpp Sénégal di ñaan yàlla lépp luñ ci ñaan rek yàlla defal ñu ko muy ay xéewal ay sutura réew maa ngoogu nag di réewum Sénégal di ci ñaanati jàmm rek ci pàcc yëpp nag way politique yeeg ak fu waay mën a ne ak nu ñu mën a xëccoo ci réew mi it ñu def ko ci jàmm def ko ci sutura ndax jàmm maam borom Touba neen gisul lu ko gën fii gisul lu ko gën fële kon yàlla na ko yàlla dolli te yàlla faj aajo yi te lépp loo xam ne lii jàngoro la waxuma sax corona ak lu mu mën a doon ci jàngoro rek yàlla nañu yàlla dimbali musal ñu ci ba ñu mën cee mucc ci barke Seydina Muhammad ku ne xam ne nag fan yii yàlla dogal na mi ngi wàcc yàlla na gën a wàcc ba nit ñi dem joxe ci seen farata gis nga li mu yàq bari na ci économie bi li mu yàq ci diggante yi bari na gis nga gàmmu yi sax am na ñoo xam ne duñu gàmmu nañ ko daan defee nañ ko bëggee woon waaye tubaarkàlla diine ji ñu ngi ci góorgóorlu bu baax pour que li nga xam ne mooy feebar bi jeex ba ñu mën a delluwaat ci mbooloo yi mën a delluwaat ci saafonte yi mën a delluwaat ci àndandu yu rafet yi ak li nga xam ne lépp daana dajale doomu aadama yi ngir jàmmoo ngir ànd ngir dimbalinte te feebar bi gàllankooroon ci loolu lépp yàlla nañu yàlla musal ba mu gën a dellu ginnaaw di ñaan yàlla nag làmb ji nga xam ne première journée nga xam ne démb ci dimanche ji la am ci bëre dóor di ñaan yàlla jàmm ci làmb ji jàmm nag suñ koy ñaan ci làmb ji mooy violence bi daal nañ leen xool daal ren zéro violence daal defe naa moom la ñu war a lancer écurie yëpp ak seeni supporters fans club yeeg yëpp bu ko defee ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulillahi rabbil alamin li daan gàllankoor làmb nga xam dañ daan dem ba song làmb feebar bi gis nga yàlla nu ci yàlla musal ba nii ñu ko duggee rek ñu jeexale ko làmb ji mën a suqaliku xale yi mën a amaat la nga xam ne mooy seen yaakaar ci làmb ji ñi tëgg làmb it vraiment mën cee am la ñu bëgg ndax ñoom it dañu am seen liggéey am seen njaboot jël seen alal di ko ci def li yàqu ci ñaari at yi kenn mënu ko évaluer c'est des milliards yoo xam ne yàqu na ci loxo promoteurs yi li nga xam ne mbër yi waroon nañ ko jot ci xaalis mënuñu ko jot ñeneen ñi gravité autour de la lutte ndax làmb du promoteur bi du mbër yi rek ñii ñëw di fa jaay imprimeurs yi transporteurs yi médecins yi sax dañ ciy am seen wàll médecins yi sax dañuy fayeku ci làmb yi ku ne xam ne droit d'organisation yi ci CNG bi am na médecins yi ciy fayeku arbitrage bi ay njaboot la ñu yor boo xoolee li gravité autour de la lutte lépp dafa am loo xam ne day gën a dem ci ñoom dem ci seen i njaboot te boo xoolee ñaari at yëpp métti na lool ci làmb ji ñaari at métti na ci écurie yi métti na ci mbër yi waaye rawatina nag les bailleurs muy ñi nga xam ne dañuy jëli seen xaalis di ko ci dugal muy promoteurs yi mu métti lool nag lool foo ko natt weesu na ko te léeg-léeg nag ñu jël toor teg leen làmb day yàqu ba pare nag ñu delluwaat encore yenn mbër yi di ci def ay chantage yenn mbër yi di ci def comportement yoo xam ne yi du comportement yu loyal yu doy waar ay boo ma joxul du ma bërek nangam te ba ngay waxtaan ak moom kat yaa ngi lewatal ay bët moom it mu nangu ko waaye nag dama leen ne promoteurs yi nañu delloo buum ca mbooy ga nañu teggi mbër yi tey wax ak CNG directement bu ko defee
lii am foofu parce que tamit promoteur bi bu waxataan ak mbir facilité lay wut rek waaye mën na la jéggi dem wax ak CNG bi li ngeen di def ngeen defante ko fa te ngeen yem ci contrat comme nag parfois comme ni Sénégal mel social loolu nag bu mu tax mbër di chantage promoteur ba di ko tànc du ma bëre boo ma joxul nanga du ma bëre loolu nag day yàq làmb te loolu mi ngi commencé bari ba sax am na sanction yu ci am ci kanam dinañ ñëw écurie yoo xam ne dañ leen suspendre ci yu mel noonu yaa manque d'engagement loolu nag ñu ngi ci féliciter le président Bira Sène mbokk yi ñëw nag ci toogaay bi ànd ceeg Mamady mi nga xam ne yàgg ngeen ànd ak moom ci li nga xam ne mooy émission arène sénégalaise Mamady asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah alaaji ngañ baax da auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi gërëm suñu ñaari waajur ñaan jàmm ci réew mi nuyu kilifa diine yi nuyu kilifa aada yi ñaan way daw li yàlla yërëm leen te jéggal leen way tawati yàlla fëgg seen bopp ñi caabi féete ginnaaw yàlla na leen fa yàlla jëlee ba ñu bañatee def la leen fa dugaloon ñi am ay jafe-jafe yàlla na ko saa borom yàlla teggil di nuyu ñi nga xamante ni ñooy téléspectateurs yi ITV rawatina émission bu mag boobu di arène sénégalaise ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di la nuyu alaaji ngañ bu baax a baax di nuyu personnel lu E-Media yëpp jël nuyoo bi teg ko ci sa loxo bu ko defee nga partagé ko personnel bi nekk ci kër gi yëpp ñu séddale ko ñëpp jot ci ñu ngi nuyu waa ëhlu làmb bu baax a baax a baax a baax alaaji ngañ di nuyu nag suma waa dëkk fa nga xamante ne fa laa cosaano parce que dama leen di fàtte ci télé bi toujours te maa ngi diggante ak sama yaay mu ne léegi mu ne ma dañuy seetaan émission bi toujours kon maa ngi nuyu waa Mbaafe yëpp nga xamante ne fa laa cosaanoo ca Bawol maa ngi leen di nuyu bu baax a baax alaaji ngañ loolu la ñu doon nuyoo rek ba ci kanam ñu dugg ci waxtaan bi insha allahu rabbi jërëjëf Mamady Diouf ci nuyoo boobu it di nuyu sénégalais yëpp rawatina kër gi le directeur général Mamadou Ibra Kane ak ñi nga xam ne ñëpp ñoo ngànk kër gi ndax xam nga tey jii site E-Media ci la am ñetti at bés ni tey lañ ko tijji woon di ñaan nag at yi di ñëw site bi gën a am doole emedia.sn ndax ñoom ay journaliste profession ñoo ci de du site yoo xam ne yi da ngay jël rek ku mën a bind rek nga teg ko ci déedéet mën a bind ak xam li ngay bind ak mën a jàng ak mën a faram-pàcc li ngay jàng du benn Sénégal nag dañu am lu ñu jaxase waaye ñii ay journaliste de profession lañu génn ci école formation yi ñoo nekk ci site bi ki leen ko waafee di directeur de l'information di koo xam ne tey presque ci doyen journaliste yi la bokk ci moyen camp yi la bokk Mamadou Ndiaye nga xam ne ça fait plus de 40 ans mu nekk ci journalisme moom moo nekk ci site boobu di kilifa gi di mag ci kër gi kon maa ngi leen di souhaiter ndam lu baree bari ci emedia.sn di ci ndokkeel képp koo xam ne yaa ngi ciy liggéey ak ñi nga xam ne ñoo ko jiite ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal ndam di leen souhaiter anniversaire waaye tey it ñu am gan goo xam ne gan la du gan ci kër gi ndax yàgg nañu liggéey muy xale boo xam ne ci làmb kenn dootu ko présenté bi mu ci duggee ba léegi joom la ci àndal fula la ci àndal fayda la ci àndal di bay territoire am te gëm li muy def parce que man mën naa ci wax dara ndax ses débuts sama kanam la bi muy débuté ci làmb sama kanam la yàgg na ma ne fii laa bëgg a yóbbu làmb yàgg na ma ne nii moo tax mu dugg ci làmb yor métiem jël métiem métier bi di nàmpalaale làmb ndax la mu cey jëlee ci la koy dugal ci làmb ndax xam naa jaar-jaaram ndax defe naa ne jot na nag ñu xam lan lay liggéey ci ginnaaw làmb ndax tamit loolu c'est important jëlee dale ci sa liggéey di ko dugal ci làmb ak di créer say affaire di ko dugal ci làmb ndax bëgg làmb ak aussi bëgg a développer làmb kooku laa invité tey muy xale boo xam ne bii li mu war a wax mu ngi koy wax li mu war a kaas mu ngi koy kaas lépp teg ko ci structure boo xam ne mu ngi ko créer di ci nab bi di jaay labelam kooku nag moom laa invité tey bëri te gën a fi ay combat yu bari indi na fi innovation tournoi boo xam ne bii ku ne xam na ne tournoi boobu bu yeggoon tey xale yooyu ca génn tey presque dañuy doon ay champion waaye li nga xam ne lii mooy tukki yi xale yu tukki te teguñu ko ci yoon dal na ko ci dinañ ci ñëw ci kanam ndax am na lu xew ci écurie Grand Yoff mbooloo am na lu xew ci mobile loolu yëpp ci décision CNG moom mii jaar na ci yu mel noonu moo tax tey ma invité waale ko pour ñu débattre ci côté boobu en même temps Fallou maa ngi lay nuyu. waaw père ngañ alaaji ngañ sax la ñuy wax ñu ngi lay fay bu baax di am mbégte ci dalal bi ngeen ma dalal tey yaag Mamady di sama frère ñu bokk Bawol
vraiment bokk luñ mën a séddoo ndax yaakaar naa bokk boor rek doy na ci lépp kon ñu ngi koy nuyu bu baax te di nuyu yow Père Ngagne ndax yow moom lépp lu wax ci ñun rek yaakaar naa xam nga ko ndax tey bi ñuy ñëw ci làmb fii lépp lu ñu dugg rek di nga ci xam lépp lu ñuy defee di nga ko xam ndax suñu Père nga ñu jox la cër boobu ñu gis ci yow ne bibliothèque la moom bibliothèque gu làmb laa koy woowee Mamady depuis bi muy nekk ci émission bi muy def rajo télé yëpp ndax archive yi muy génne ñun moo ñu mag c'est-à-dire boo toogee man des fois damay toog dama koy xool di rek ndax archive yi muy génne ñun sax moo ñu mag des fois mu wax la benn archive ci làmb yoo xam te ni yow da nga xam ne bi làmb boobu di am sax yow ganeese ko àddina kon yaakaar naa ku mel noonu nag booy toog ak moom wala soo koy déglu yokkute rek nga ciy jëlee mais doo jëlee wàññeente muy nit koo xamante ne nii vraiment kilifa la te it cër bi mu moom ci làmb waa làmb delloo nañ ko ndax kilifa la ci làmb te it bay na promoteur am ne tey lépp lu ñu def ci làmb dinañ ko laaj ko xalaatam ndax foofu la toll ci làmb di nuyu bu baax waa E-Media yëpp di nuyu li ko day directeur général ba ci suuf di nuyu ku mel ni Xayta sama jigéen vraiment moom mooy ku baax di nuyu waa kër gi yëpp di am mbégte bu baax it nag Père Ngagne di nuyu sama frère Khadim di nuyu staff Ndiaye production bi yëpp vraiment ñoom it amuñu seen fay ndax toujours bu ci nekkee rek dañ ci rey seen bopp ay ñoom Mor am ni Moustapha Fallel Kapo ay ñoom Moustapha Mbeng vraiment Cheikh Moustapha sama rakk yi ñoom Modou Fall dañuy sonn ci yëf yi bu baax a baax ba nga xam ne nii vraiment liggéey bi duñ ko sax yëg ndax coono yi ñu ciy daaj Père Ngagne ndax ñun suñu staff ay ndaw lañ ñëpp ay jeunes lañ boo xoolee tey staff bi yëpp amul ku ci am 40 ans ñëpp ay 30 ans 20 ans 21 ans génération la lépp mais Père Ngagne ñun ñoo am staff boo xam te ni dañuy jël ñoom dañuy jël seen alal di ko def ci làmb ji te xaaruñu fi dara làmb bu jeexee sax doo gis ku naan jox ma paas ku ne jël nga tax si ñibbi ndax nag ñun dañoo am ci ñun jàngee am ci ñun roote loo xamante ne ni tey bu fekkee da ngay liggéey ci làmb bëgg liggéey bi jariñ la il faut nga wut ay responsable nga ànd ak ñoom pour ngeen liggéey responsable nag mënta weesu nit ku yor soxna yor liggéeyam tey kooku soxlawul dara ci li ngeen di def mais boo demee jël koo xam ne ni liggéeyul xëyul gontul nga bëgg a dajale ñooñu def leen responsable ci say organisation vraiment lépp loo dal yaa ko teg sa bopp mais nag boo jëlee ñoo xam te ni ay responsable lañ di liggéey di am loo xam te ni soxlaawuñu sax ci làmb kuy ñëw 100 000 wala 200 000 wala 500 000 nga sa poos kooku soxla woo dara looy def ci làmb da ngay ñëw pour accompagner Fallou accompagner label bi pour rek bëgg ak cofeel gi nga am ci ñoom liggéey mu jeex ndax ambition yi nga doon wut ci Ndiaye production atteindre nga ko mala am na lu des waaw Père Ngagne commencé guñu sax waaw ndax gëm-gëm bi ñu am ci làmb dépassé na fi ñu nekk tout le temps ak li nga fi def yëpp waaw billaay dépassé na ko ñaataat nga defagum ci làmb def nañ ci làmb pour l'instant 8 ans 8 ans yaa ngi ci làmb 8 ans ñu ngi ci làmb ji ba léegi objectif bi atteindre guñ ko ndax fi ñu bëgg a àgg ak fi ñu teg suñu bët àgguñu fa ndax nag Père Ngagne ñun tey bëgg nañoo organiser événement yoo xam te ni dañ xam ne tey làmbu Sénégal ci loxo kii la nekk wala ci loxo ñii la nekk da nga bëgg daal bés nga téye Sénégal ma téye làmb benn bés voilà nga xam ne tey daal Sénégal leer na ne maa ko téye tey ci ñëpp ci li may def ci la ñuy dox ci la ñuy wax partout c'est-à-dire bis yooyu nag amaguñ ko kon moo tax ma ne fañ jëm ak buñ fa bés yooyu am na ñoo ko fi am si bari na comme kan ku mel ni suñu père Gaston ku mel ni suñu père Pape Abdou Fall ku mel ni Ligue Nicolas ku mel ni Aziz Ndiaye voilà vraiment am nañ ci bis yu mel noonu ok tey boo gisee ma tooñee la foofu dama bëgg xam ne am na ñoo xam ne li ñu def ci làmb Sénégal war na leen taxaw war nañ leen bàyyi noonu rek parce que am na benn bésu jàmm rek benn bés boo xam ne ñëpp dañu concentré wu ci benn affaire dafa jafe ku mel ni Aline Petit Mbaye Aline Petit Mbaye waaw xam nga ñu ngi koy nuyu Père Ngagne événement yooyu bu fekkee da ngay daw yooyu fu mu la fekk yooyu mu nga fekk Dakar mu nga fekk terrain foyer boobu maa ngi jàng métier terrain foyer boobu yaa ngi ci pàkk boobu tey fii Massalikul nekk tey foofu laa doon jàng métier tôlerie ah bon waaw bi yooyu di am maa ngi terrain foyer di jàng métier bi ma jógee terrain foyer ci laa tuxu corniche mooy ci Mermoz ci Cheikh Béthio dëkkoon ok ñu koy ñaanal ci deux voies yi waaw ok bi ma jógee foofu nag ci laa dem aéroport continuer sama métier foofu laa beroo nag commencé ubbi sama place sama garage di liggéey foofu di liggéey ba yàlla suturaal ñu am dara di commencé dëgg ay mbot Pikine nag waaw dem ay lamb tukulóor ay terrain màgg daan di organiser ay mbot foofu virus bi commencé ñoo dugg nag ñu jiite ay écrit boobu ay affaire xale écrit xale yi ay ñu écrit woon suñu écrit ñu ko doon sañ def nekkoon ay xale yoo vraiment yu amoon ambition tamit ci loolu la nekk ci ba nit ñuy duggee ci lamb yow est-ce que bëggoo woon bëri ji
waaw non dama doon bëree nag foofu bu ñu jógee bu ma liggéeyaan bu wàcc dañoo am école 6 Pikine waaw fa daan takk ñu ngéem ñu est-ce que bëgg woon dem ci làmb ji bëri ji non nag mosuma am ambition nag pour bëree ci làmb ji mais nag maa ngi doon bëree ci bopp foofu noonu pas pat mais ñu doon bëree ci école bi bu ñu jógee entraînement ndax ma dama doon entraîné boxe aéroport ok bu ñu jógee entraînement foofu la ñu àggee suñu entraînement mbër bu ñu ñëwee contact lépp lañ doon def ba am na tournoi yi ñu fa tegoon sax man maa ko jël ci école bi gars yi ñu bari na reporter ak ay promoteurs yu échec yow nag mbër yu raté reporter yu échec ak promoteurs yu échec ay mbër yu raté bëgg na doon ni mbër bari na ci laamu ji de jërëjëf mbokk yi dama ko doon indi rek pour ngeen xam ki ma invité kan la di Fallou Ndiaye gis nga jaar-jaaram ñëw na ci lu gàtt ci métier am ci jaar-jaaram enfance am ñëw ba ci làmb ji def ci 8 ans léegi tëgg ci ay combat yu bari génne ay xale yu bari tey ay champion ñu mën leen joxoñ loolu yëpp ñu jaar ci mbokk yi mi ngi jëm ci bés boobu mu boole ci ñaari xale Ada Fass ak ki nga xam ne mooy Tapha Mbeur bés boobu kañ la ak lan moo am ci bés boobu. waaw Père Ngagne bés boobu du bisu Fallou Ndiaye. bisu E-Media la. E-Media waaw ndax fi la taxawee. fii la taxawee waaw fii la taxawee. ndax tey bu Fallou amee xalaatu organiser événement bu toll noonu. te yaakaar naa sa rajo la taxawee. dëgg la ndax yaa invité Ada Fass. invité Tapha Mbeur yaa Mama yi dëgg la affaire bi am coow. bu ñu bari lool. ñu déglu ndax nag ñun. waaw wax dëgg yàlla ci loo ne ñu ngi ci. toujours dañuy suivre émission rajo bi. gis ne tey koo fi invité rek du mbëru cuune. ndax gis nañ ko ci tóoni bi ñu fi joxee tóoni waaw bu ñu ko tëggee gis nañ leen def ci stade ba bëre ba. ak mbooloo mu fa indi. kon yaakaar naa bàyyi la xel am na solo daal. ndeysaan muy bis boo xam te ne tey mën nañ ne bisu E-Media la. bis bu rëy bis bu am solo. boo xam te ne ñu ngi koy waaj muy le 31 octobre. fële ca stadium Iba Mar Diop. muy bis boo xam te ne nag bis bu mag la. ndax Père nga ñaari xale yi fi ñu toll dafa toll ci dayoo ba Balla Gaye toll nag Modou Lo. waaw ndax boo xoolee tey jàpp nañ signature contrat bi mais keroog fi ñu ko jàppoon milieu bi moom dem nañ ba signature bi xajatu fa ndax ay nit. signature bi rek yàlla xam na ko. si ñaari xale yi fi ñu ko doon def dañ doon ba xajatuñ fa dèjà benn mbër bi Tapha Mbeur moo njëkk agsi avant Ada Fass di agsi foofu fees na. bi Ada Fass agsi ñu xam ne sécurité bi doyul te ba pare mënatuñ ko def foofu dañoo mujj jël beneen boobu yóbbu ko mu ñibbi yóbbuwaat Tapha Mbeur mu ñibbi pour jàmm am. ndax gis nañ ne foofu xajuñu fa woon te bu fekkoon nañ fa bëgg a def face à face bi leneen mën a fa am te nag làmb moom jàmm lañ ciy laaj non violence lañ ciy laaj muy bis boo xam ne ni Père Ngagne bis bu am solo la. ndax làmb na ci dundaat ndax xale yooyu dañuy xale yoo xam te ni tey ñoo war a téye làmb ci ëllëg. espoir làmb lañ. làmb bëgg leen am bët bu mu leen di xoolee. ba pare mooy làmbu jeunesse bi mooy tey bépp espoir. jàpp naa ñoo war a feesal stade bi te jàpp naa ñoo koy feesal ndax damay daje mbëri sax ci mbedd bi ñu naan sa bis la ñuy xaar ndax dañ ciy gis suñ bopp ndax suñuy adversaire nga tëgg loolu nag day am ci génération boo man di gis mu ngi mel ni tey bi Balla Gaye di bëri ak Modou Lo waaw génération boobu tey képp ku doon bëgg nga dem seetaani combat Balla Gaye Modou Lo ndax da nga xam ne ñii samay adversaire lan ñoo maase ñoo duggandoo ci làmb te tey niveau bi ñu am wala seen combat niveau bi mu àgg tey man war naa mën a bëree ci bisu toll noonu waaw xam nga biñ leen di njëkk a yóbbu Demba Diop en 2010 kooku wax nga dëgg génération bu ne da ngay bëgg bés boobu parce que Modou Lo du fàtte 2010 Demba Diop Balla Gaye du fàtte Demba Diop seen combat boobu bés boobu ndax événement la woon te ñoom booy xool ci seen carrière moo njëkk nekk nag événement boo gisee ci ñeewantal sax ñu bari bëggoon ñu teel a daje waaw ñu teel a daje voilà bañoon nañ combat waaw moo amaat tey ci xale yi boo xoolee tey ba pare ñu dajee foo xam ne ni Père Ngagne seen palmarès boo xoolee ku ne 10 combat nga def 10 combat ku ne 10 combat nga def Tapha Mbeur 10 combat Tapha Mbeur 10 combat Ada Fass 10 combat 10 victoire waaw non kii am na défaite waaw kii am na défaite waaw kii am na 9 victoire kii am 8 victoire benn défaite waaw 8 victoire 2 défaite 2 défaite waaw parce que kële xale bële daan na ko nu mu tudd Ada Fass moom 2 défaite Tapha Mbeur am benn défaite waaw Tapha Mbeur am benn défaite Ada Fass am 2 défaite voilà parce que seetaan na benn combat mook Onde le Fou voilà Onde le Fou muy combat boobu boo xoolee seeni carrière dañoo xaw a méngoo ay combat ndax ñoo tolloo combat vraiment muy combat boo xam ne day leer na ñii dañoo war a daje Mamadi ñaari xale yooyu
waaw jërëjëf Alaaji Ngagne am na solo trop Fallou ñu ngi koy nuyu di ko féliciter bu baax di ko ñaanal bés bi la 31 octobre yar defar ko ci réussite totale. sa bés la parce que non sama bés la. non bés boobu nag kaay ma ko yàgg di wax quoi. man nag gën naa reporté mais dinaa reporté ba mu. waaw yoon la dañu la. maa ngi ñaan daal yàlla may ma kattan. non Alaaji waaw Ngagne ba mu mën cee reporté. déet mënoo see ñàkk ñëw Alaaji Ngagne parce que combat bi fii la taxaw. waaw combat boobu moom. kon mënoo ñu ngi xool fii ak lundi bu dee amu leen invité. ñoo di leen ñoom ñaar. ca bismillah loolu may naa la ko. acca loolu kay ñu jàkkaarloo fii may naa la ko. loolu may naa la ko. loolu Alaaji Ngagne dina ko may amul benn problème. naa la ko bu neexee yàlla nañ dem CNG. waaw defar avenant yi. ñu programme ku neexee ay ca loolu kay may naa la ko dinañ ko préparer loolu. waaw incha allah Alaaji Ngagne muy combat bu am solo. Mamadi liggéey bi moo rafet. liggéey bu rafetee nag da ngay mérito lu ne. wallaay ndax suñu kii icône la. wallaahi ci làmb wallaahi ndax bépp promoteur bu ñëw ci làmb jaa nga ci loxoom nga jàppale na la. te lim defal làmb. des na sax làmb fayagu ko. te incha allahu rabbi dañ ci xalaat. des fois dama koy tooñ sax ma naan ko Alaaji Ngagne kañ ngay bind téere ci làmb. loolu loolu moom mënut a ñàkk. loolu dafa war a am. waaw en tant que professeur da ngay laaj kañ lay génn. waaw kañ lay génn loolu la war a laaj. kon alhamdulilah day génn. kon alhamdulilah. mais ñu ngi ci li nga laaj am na solo Alaaji Ngagne muy ñaari xale yoo xamante ni ñaari xale yu làmb yaakaar ñaari xale yu bari coow wax nga ko léegi. mu ngi mel ni diggante Balla Gaye numéro 2 ak Modou Lo 21 mars 2010 moo ñëwaat ci diggante Ada Fass. yéegoon na ca kaw sax dama lay yéegal ba ca gën a kaw. Balla Beye. Baboy ak Zallo nii la meloon. nii la meloon. combat bi li tax ma bëgg ko fekk wuñu ko Alaaji. li tax ma bëgg ko daf may indil ay combat yu souvenir. Baboy ak kii nii la meloon. ak Zallo nii la meloon. Rock Mbalax ak Pape Cissé. nii la meloon. waaw man ça me rappelle beaucoup de combats yoo xam ne nii la meloon fii Ada Fass solu tey. ak Tapha Mbeur. waaw teel a am tour. teel a doon ay champion. ku mel ni Fallou Ndiaye ñëw tëgg leen. Alaaji Amet Jën nag. bi Baboy toll ci diggunde na nag war a lukkuku. ak Zallo. Alaaji Amet Jën ndeysaan dem si yàlla seral ay yaxam. tëgg leen may ko gaa yi. def ko combat 1000 francs entrée. ba pare dëgg 10 combat ci bés bi ne combat bu ne 100 francs. waaw Alaaji Amet 1000 francs ndeysaan wallaay. waaw jërëjëf Alaaji Ngagne vraiment daal Alaaji Ngagne daal professeur la quoi li muy bañ. muy combat bu am solo Ada Fass ak Tapha Mbeur toujours dama leen koy wax maa ngi Alaaji Ngagne ngi koy wax ci émission bi lundi passé arène sénégalaise mu ne combat bi combat am la parce que dafa xam dayo bi fu mu toll. xam dayo ñaari mbër yi fi mu toll di ñaari mbër yu am ginnaaw ñaari mbër yoo xamante ni ñaari mbër yu làmb yaakaar lañu du ñu dellu si ci seen palmarès wax nga ko léegi 10 la ñu def. Ada Fass 10 combats 8 victoires ak 2 défaites. Tapha Mbeur 10 combats waaw 9 victoires ak benn défaite. yaakaar naa ne kenn ku nekk ci victoire nga nekk parce que dindi nga défaite bi nga xamante ni moo nekkoon ci sa ginnaaw. Tapha Mbeur mu ngi mujjee am ndam ci digganteem ak Aline Sey Senior par recours. Ada Fass gis nga ko mu ngi mujjee am ndam ci digganteem ak Bébé Bismi ak digganteem ak fële ca Caatu Ngéwél fële ca arène nationale kon ci ñaari victoire ne ginnaaw bu mu dindee défaite am digganteem ak ki nga xamante ne mooy Ondele fu mag ko jiitu ko ci làmb muy combat boo xamante ne combat bu neex la ñaari mbër yoo xamante ni ñoom ñaar ñëpp dafa am luy topp ci seen ginnaaw Alaaji Ngagne Diagne ñu ñaari mbër yu bari mbooloo ba noppi di def ambiance parce que Tapha Mbeur kenn ku ne xam na ne li muy indi ci ambiance maar day taali Ada Fass moom itam bu jógee ñi nga xamante ni équipe nawetaan yi nga xamante ni ñeneen Fass yëpp topp ko indi seen yooyu nga xamante ne moom la ñuy tëgg Alaaji Ngagne muy combat boo xamante ne combat bu am solo la. mooy doon nañ Mbaye Guèye. walaay Alaaji Ngagne. Mbaye Guèye rek laa koy xool. wax nga ko léegi ca Fass wax nga ko léegi. muy ñaari mbër yu lamb yaakaar macha allah dajeeg promoteur boo xamante ne bu am maanaa la. am nañu ko tuddee sax l'homme de Iba Mar. ok waaw ba Fallou dañu ne Fallou moo téye Iba Mar ci loxoom. moo téye Iba Mar waaw parce que saa bu tëggee. stade bi dañu koy tëj. jërëjëf ñu ñëw nag El Hadj Ndiaga Seck ñëw nag ci li nga xam ne mooy premier élément bi ci ki nga xam ne mooy Tapha Mbeur li mu waajal ci combat bi ànd ak ay bokkam. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur di sant waa Parcelles yëpp 1 ba 26 di sant sama waa écrit bi nga xamante ne ñoom ngeen ma fekkal waa Rock Énergie baa ma kenn famille lañ ñun benn lañ ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay di ñaanal ñi fi nekk ñëpp képp ku si am combat yàlla na la yàlla may ndam ku si amagul combat yàlla na la yàlla may combat nga am si ndam incha allahu rabbi année bii Rock Énergie jël paie
boo gisee gars yi ni ñuy joobee nga xam ne ñu ngi xar suñu tànk tubay làmb bu mag bu ne am na fi mais ñun xëy na yàlla moo ko tuddee noonu mais làmb la rek ñu ngi waaj ak suñu staff ak suñu waa écurie jëm ci bis ba di ñaan yàlla may ñu ci ndam ci kàttanam ak mbaaxam incha allah. non ñun moom wax dëgg dat bettuñu ndax ñu ngi doon entraînement maa ngi newoon olympique di nuyu bu baax sama coach gii maa ngi doon entraînement ak moom depuis ñu tëj làmb yeeg mën naa presque 2 ans maa ngi encaissé foofu di joob amul tëj amul ñàkk tëj boo ko waxee mën na la mbër ci jours yi yow rek yaa fay nekk kon nga gis ñàkk gis entraîneur bul xaar ku la wax dama entraînement moo tax man date bi sax man loolu laa bëggoon ñu teel ñu jàppal parce que ay xale lañ ñun fayuñu yenn million fayuñu dara kon tey dañoo war a bëre amaat beneen combat di wax ni ñun pare nañ depuis pare wuñ léegi de pare nañ depuis. waaw mooy li mu la wax rek làmb la parce que loolu ñun dañoo bëre ay mbapatu mbedd mbapatu quartier ñu dañ ko bëre coow yooyu noonu maanaam tàmm nañ ko dawul suñu yaram mais xëy na làmb la rek làmb ji coow ji avant la rek mais maama bu ñu duggee si géew bi coow bariwul foofu coow bi du bari incha allah mais nii la avant parce que tey ñoom làmb ji wax lañ si am man li ma la waxoon démb laa leen di waxaat tey làmb ji du làmb wax làmb jëf la te mu yéegee si géew bi moom dina ko xam waaw coow li nii avant la rek te ñoom ñoo ko guddal man coow ma dama ceene nekk sama ruq di liggéey si ma war a liggéey. mbokk yi jërëjëf kooku mooy Tapha Mbeur ñu jëli woon ko waaye Ada Fass dañu amoon tuuti réglage ci li nga xam ne mooy dernière minute ba am ay gàllankoor yu ci am mais ce n'est que partie remise maanaam dinañ ko dabu Ada Fass dinañ ko dabu ndax exclusivité bi fii ngeen ko amee incha allahu rabbi altine bii di ñëw arène sénégalaise di ngeen am Ada Fass fii mu toog Tapha Mbeur toog fii nag promoteur bi toog fii ak ñi nga xam ne ñoo ko seq ñu toog waxtaan nag moo wan leen ñaari xale yi seen dayoo ci làmb wax naa ko sànq nee naa la seen combat daf may rappeler lu bëree bëri ci ay combat yi fi jaaroon lim naa ko ba ci bàcc Seras keroog bi muy bare ak Balla Gaye ci Iba Mar Diop presque nii la meloon waaw Assane Ndiaye moo ko tëggoon. waaw Siteu ak Maodo Seras keroog ni stade ba mel nga xam ne yooyu daf may rappeler ay combat yu bari boo ko jëlee ba ci kaw ba ci suuf muy ñaari xale yi kon di leen ñaanal yàlla wér di ñaan yàlla ñu fekk ko te tal ko ndax ñaari xale lañ yoo xam ne làmb yaakaar na leen bari na xale yu bari yoo xam ne làmboor na leen ñaanal ñu gudd fan ci làmb ndax dañuy dundal làmb ànd nañu ak mbooloo te mbooloo yi ñuy àndal day mbooloo yoo xam ne moo baax ci promoteur kon bu altine jàmm ci kàttanu yàlla bu ñu ko yàlla mayee Tapha Mbeur ak Ada Fass di nga leen am fii ci toogaay bi bu soobee yàlla kii dina def formalité yi ak le CNG ba nga xam ne doo doon plateau bu restreint plateau boo xam ne nag du mbër yu ànd ak mbooloo déedéet man su ma leen ne restreint day restreint su ma leen ne mbër mi laa soxla kooku xamante nañu maa ngi yéen voilà loolu kon noonu lay doxee kon mbokk yi ñëwaat nag ci ginnaaw bi ñu jëlee Tapha Mbeur wax naa leen ki nga xam ne mooy kii dañu amoon problème réglage ak ñoom mais ce n'est que partie remise di ko féliciter di ko nuyu moom it ki nga xam ne mooy Ada Fass di xale boo xam ne moom it yaakaaru Fass la nee naa leen su ma xoolee sama xel day xaw a dem ci Mbaye Guèye bi mu nekkee Fass day mel ni ndono la gu muy jël ci Mbaye Guèye parce que Mbaye Guèye dafa am ñu bari ñu mu nàmpal waaw ñu mu nàmpal du da ngay nekk écurie Fass rek yor jikkoom déedéet mën nga bañ a nekk écurie Fass te yor jikkooy Mbaye Guèye daanaka wax ci Balla Gaye numéro 1 nee na mooy ndonom te pourtant Balla Gaye numéro 1 bëri na ak Tapha Guèye te Tapha Guèye mooy rek ki Mbaye Guèye ci lépp mais nit mën nga bañ a nekk ci écurie te yor jikkoom loolu yëpp day am ci làmb loolu da ci am kon mbokk yi ñu dellu siwaat ci kii bi le 31 octobre ginnaaw Tapha Mbeur ak am lan la ñuy séntu ci yeneen i combat waa père nga dañoo indi xale yi nga xam ne ñu journée d'espoir la waaw ndax dañoo indi Mor Kankan boole ko Boy Yëmbal Mor Kankan mel na waaw fu mën a taxaw dañoo indi Mor Kankan boole ko ak mais Mamadi am na lu mu wax nga ne fu mën a taxaw fu mën a taxaw waaw fuy Mamadi non combat boobu combat jinne la alaaji nga dama leen a xam ñaari boo yooyu maanaam ki nga xamante ni mooy Mor Kankan waxuma la bëre ba alaaji ngañ mais rantara Mor Kankan ci làmb ku ko rate jaar na billet 10 000 francs rentram kese Mor Kankan rek Mor Kankan waaw dugg si Mor rentram dugg si ci làmb tuur bàkkam waaw jaar na billet 10 000 francs waxuma la nag bëre ba bu fekkee nga kontaan bu bëree nga kontaan sama lamb bi passé dafa am ñu ma woo di daw ne ma
mbaa Mor Kankang dugagul may leen noo bëreegul moom bëreegul fii ñu ne moom mbaa bëreegul mbaa dusagul may leen noo bëreegul moom benn journée lay bëree c'est-à-dire mooy woon ne kon li Maama di wax rek toujours amateur yaa ngi koy xaar bu dee xale boo xam te ni tamit noonu la mel muy boo yëmbal noonu la mel nekk xale boo xam te ni ku am jom la Père Ngagne dëkk yëmbal ma di bay waaram bu baax ci lamb moom mbooloo bu bëri toog ci ginnaaw mujjee day xool dernier ko am xeeru ngor nga xam ne mbër la boo xam te ne nii vraiment waaye ba yaakaar nañ ko tey muy jàmbaar muy combat bu neex Père Ngagne ñu bàyyi sax combat bu mooy seen combat boobu léegi boo ci rek ñu indi Hercule ñu jëm jëli Hercule bu fële bu Parcelles boole ko ak ki nga xamante ne ni mooy armée bu ngéwél waaw boo xoolee armée bu ngéwél dernier combat moo yàqoon moo woon a bëri grand combat sax mais dañ ko indi ne comme ñun suñuy combat yi muy doxee du da ngay bëri grand combat ñoo ñu bëri la grand combat Père Ngagne waaw mën nga ñëw sax ñu dugal la ci gala waaw voilà dañ lay dugal ci sélection dañ lay sélectionné rek ndax bëreelu ñu sax spécial yombul c'est-à-dire bu la tànnee ba spécial rek mooy am na loo def ci lamb kon suñu grand combat yi toujours noonu lañ koy seggee ñoo di armée bu ngéwél ak ki nga xam ne mooy Hercule muy combat boo xam te ni tamit ñaari espoir la ñoo xam ne Père Ngagne ni ko Basirou waxee rek keroog moo fay teg amateurs yi c'est-à-dire ñoom fekk boobu jeexu duñ bougé ndax ñaari xale la ñoo xam ne ci daayoo dañoo tolloo ba pare mbër yoo xam ne ni kenn du tegg sa tànk jëmale ko ci ginnaaw bu dee def dañuy def bu dee bëri dañuy def koo ci teg ñu indiwaat nag beneen combat bu am solo def ko ci muy Pam Ndoye numéro 2 ak Boy Sita Papa Sita combat bu neex a ngi noonu itam combat woon ne ni Pam Ndoye numéro 2 moom mënu waa yëg du combat ndax xale la boo xam te ni Père Ngagne li mu bëgg ci ambiance moom it kenn xamu ko vraiment di macha allah di jàmbaar ñu indi tamit fils de Lirou ñu indi ko boole ko ak benn boy bu ñuy wax fils de Balla mooy muy xale bu am solo xale yu ndaanaan yu jàmbaare en tout cas Père Ngagne daal di combat la yoo xam te nii waaw incha allah njar ndéem la rek amul bu ci yomb benn yomb ci benn yomb mais foog ma ñëw ci Pape Ndoye ak Pape Ndoye ak Papa Sita ñaari mbo yooyu itam Fallou non Fallou xam nga foo lijjantee boobu combat xam nga Papa Sita maa ko jëkkatal dugal ko ci journée Habib Farhat mooy le 5 bi nga xamante le 5 juin bi nga xamante ni ci la ñu génn moo doonoon premier combat mu Alaaji Ngagne xale boobu ambiance ak mbooloo mu muy mobiliser Alaaji Ngagne moo tax premier combat ma yóbbu ko 7e combat Alaaji Ngagne bëriwul premier combat wallaay dafa ñëw rek nga yëngu ko 7e dafa ñëw mu yóbbu ko 7e combat te masul bëre te boobu xam naa dayoom fi mu toll ci mbooloo ak fi mu toll ci ambiance muy Papa Sita mu boole kii jël ko boole ko Pape Ndoye nga xamante ne moom itam presque mel na ni moom fan daal combat ay combat ji ne rek la boole foofu kon daal le 31 octobre daal loolu le 31 octobre ci stadium Iba Mar Diop diggante Tafa Mbër ak Ada Fass Ndiaye production di ko organiser Fallou Ndiaye combat waxuñu la grand combat bi moom moom man maa koy commenter waaye combat yi ca des itam combat la yoo xam ne mel ni na njar ndéem kon daal yaakaar naa ne stadium Iba Mar Diop waaw grand combat bi tuddee ko zoo technique bi nga xam ne ci lamb nga xam ne ci lamb la jógee vraiment léppam de lamb ñu jagleel ko combat bi Mor Kankang boo yëmbal ñu jagleel ko ki nga xam ne mooy Pam Ndour di professeur bu mag vraiment indi ay innovation yu rëy nag ci lamb ji ndax nee na moom dafa gis ne dañuy sanctionné mbër yi mais moom du sanctionné kan la nee na bu ñëwee ci lamb ji ci kàttanu yàlla waaw mbër bu daan dina jox trophée ku daanu dina jox trophée kuy def loolu Pam Ndour fair play waaw nee na dina ñëw tamit képp koo xam ne ni yaa dàq tuus ci lamb ji dina la jox trophée moom Pape Ndour waaw képp koo xamante ne tamit yaa gën a respecté norme yi nga xam ne moom lañ teg ci la CNG teg dinañ la jox trophée mooy ñu ko tuddee mooy ki ñu ko tuddee mooy combat yi ñu ko tuddee daal Kankang bu non yëpp combat yëpp la wax yëpp la wax moom ne yëpp la wax kii baax ba pare ne mbër bi nga xamante ne moo gën a respecté contrat bi mooy ñëw na heure tous heure bëre ci heure dina la jox trophée kon na nga ko wutal chronogramme bi waaw ci CNG bi loolu waxtaan nañ ci voilà nga teg ko ci loxoom mais kooku innovateur la ay professeur lañ ñoom dinañ xam nan lañ koy gérer te dinañ teel a ñëw mu ngi Kër Massar ak Kër Massar nekk professeur la di jàmbaar wax dëgg yàlla di nit ku baax te xam naa ne dinañ gën a waxtaan sax ndax jàmbaar la te am na xalaat bu am solo ci làmb nee na daal bëggul kenn di ñibbi ak naxar dafa bëgg ñëpp bëgg nee dafa bëgg ñëpp bëgg waaw ndax tey képp ku ñëw nga daan ak nga daanu dina yëkkati benn trophée jox la ko dafa bëgg lu rafet nee nag tuus mi moom daa bëgg mu neex moo tax ku dàq tuus yi nga jox trophée boobu dinañ la trophée lañ taxaw ñu def la mais lamb jooju ñu neex xaar non ba pare kii nag da nga ko tuddee lamb mu indi innovation moo indi innovation bu rëy waaw borom xam-xam la borom xam-xam la moom éducateur la très bien jàngalekat la visionnaire la comme ni nga ko waxee xaw ma ko mais li nga ne da nga ko tuddee làmb te mu ne bëggul làmb ji kenn mer ci ku mën a tuus dinañ la kii
ñu moytu sanction yi. ku ci sanctionné wul dinañ la décorer. loolu nag dafa di lu rafet. kon beneen combat bi ñu dëgg suñu yaay Fatou Ngom nekk saltige bu am solo dëkk Parcelles. vraiment jëkk Diène. di jàmbaar moom it di jigéen joo xamante ne borom jigéen moom góor la borom xam-xam bu yàlla jagleel. yàlla may ko lool. ci li muy yëngu. moom it ñu jël combat ba mooy bi nga xam ne mooy dar armée bu Ngéwél ak Hercule jagleele ko. jagleele ko. jour boobu Père Ngagne orchestre la ñuy bëgg andi Iba Mar Diop teg ko. waay Fallou. orchestre tege. Fallou bi pare dañuy combat bi. waaw non dañuy orchestre c'est-à-dire boo gisee tax ñu bëgg di Père Ngagne combat bi fête la. te comme toujours dama ne la Ndiaye production ak seen label toujours dañoo bëgg di innover. kan mooy tëgg bis bi. waaw non dañuy jël benn xale bu dëkk Pikine ñu koy wax Baba Seck. moom it da nga ko bëgg a génne. dañ koy indi Pikine la dëkk. waaw vraiment mu ñu jàmbaar. waaw ñu war koo indi mu vraiment war a bëggal nit ñi. teewu nag am na yeneen artistes yu mag yoo xam ne mais wax nga ko règlement way lamb ji Yandé Ndiaye Moro foog nga way ko. non si lépp la ñuy ak loo mën a way. lépp la ñuy way waaw foog mu Yandé Ndiaye Moro. non Père Ngagne du ñu am ci benn artiste sax nag. dañuy invité ay artistes yu bari invité ay rappeurs yu bari. ndax bisu xale la ndax boo xoolee tey Ada Fass Tapha Mbeur génn nañ benn single. boo xamante ne ni pour lamb ji la. ah bon. te incha allahu rabbi war nañ ko wax war nañ ko faa way war nañ ko faa génnewaat. c'est-à-dire Père Ngagne daal lépp luy innovation. def ngeen ko ci lamb ji très bien di dugal di yokk yeneen jéego suñu label di innové ci yeneen. jërëjëf. ba pare di jël suñu waykatu Bawol bi nag muy Soxu Mbay benn femme boo xam ne Bawol lay jógee dégg naa ko xam cosaanu Bawol xam culture Bawol dañ koy indi déglu naa ko buñ ko indee moom it dina gën a bégal suñu mbokk Bawol yi nga xam ne dañ fa ñëw tey comme ñu ay Bawol lañ pare bégal amateurs yi kon daal Père Ngagne le 31 moom incha allah rabbi innovation yi na bëri man nag xam nga Lambaye dama fa am xarit docteur Assane Ndiaye dëgg la sama xarit la docteur Assane Ndiaye bi nekk finance waaw moom suma xarit la vraiment xaritu bëgg a fàllu la sëñ Modou Niang numéro 2 waaw moom xam nga sunu xarit la maa ngi leen di nuyu di docteur Assane Ndiaye maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax a baax di la fexe nga xamanteek sa jarbaat bi di Fallou di doomi Lambaye moom it di xale bu baax parce que Fallou loolu lay incarné aussi mooy li mu wax sànq yaag Mamadou yéen a bokk pays tey nit bu ñu bokkee ay pays nit day bëgg boppam nit day bëgg fu mu dëkk man Ndakaaru gii mooy sama fépp gannaaw mag mooy sama fépp al bu nekk la fay ñuul moo waaw man daal Médinatu Rasul comme ak Kaaba gi rek laa koy comme Père Ngagne waajur yaa ngi Bawol waaw guddi Bawol rek ndax ñoom moom lu mu guddi dañuy dem fu Bawol moom waaw toujours lépp lu ñuy def ni ko ci jiital ndax tey suñu mënee def dara rek Bawol moo tax Fallou ndax fa lañ meññee ko ba si fii ba mën a xalaat ba mën a def dara kon duñ mën lu ñuy def rek jiital ci Bawol pay den sant den ci delloo yu njukkal waaw surtout benn bar rek laa ci teg nit du xeeb boppam nit du xeeb mbokkam nit du xeeb cosaanam nit du xeeb fa mu bawoo yàlla mi tax nga juddoo foofu moo xam li tax nga juddoo fa te la lay defar ma nga fa nga juddoo koo gis mu jéem manul dafa delluwul fa mu juddoo nit lu la të demal jeexaat ko fa nga juddoo yàlla nga ko fa def ndax suuf soo juddoo su ne am na lu la fa yàlla defal loolu maa ngi leen koy wax moo tax mbokk gi ak lépp lu ndakaaru mel ak lu ndakaaru neex day leen fàttaliku mbokk gi di dellu ci mbokk gi di suuxat mbokk gi nit ku ne fa nga juddoo fa yàlla fa la def sa réussite gis nga loo wëri amoo ko dellul fa nga juddoo boo ko jeexee gis ko mbokk yi yéen ngi seen émission arène sénégalaise yaakaar naa ne laata ñuy dem première journée làmb ji ouverture bi nan nga ko jàngatee waaw alaaji ni ma ko jàngatee lu am solo loo xamante ne neex na trop parce que vraiment nit ki li muy yëngu ak li nga xamante ne moom la bëgg saa bu gëjee si moom rek daf koy manqué parce que nitu làmb amateur bi moo xam promoteur bi moo xam mbër mi nitu làmb rek saa bu yégee na làmb amul rek dundam am na lu ci manqué parce que ci lay féexal xolam moo koy bégal muy lu am solo muy retrouvaille boo xamante ni bu am solo la Alaaji Ngagne nga xamante ni dem bi ñu deloo stade Alaaji da ngay gis nga daje faak nitu làmb yoo xamante ni daan ngeen gisee gëjoon ngeen gisee namanteku bi Alaaji Ngagne muy loo xamante ni lu am solo la da ngay bég da ngay sentir ne am na lu manqué woon ci yow Alaaji Ngagne fii nga ñëw tey mottali na ko Alaaji Ngagne parce que nitu làmb dimanche la am samedi dimanche boobu nga xamante ni boo ko toogee demoo ko làmb sax da ngay am problème samedi boobu da ngay am problème Alaaji Ngagne parce que da nga ko tamoon di fa daji sa ak ay say nit di fa dajeek waa ëhlu làmb ngeen di béggee
xam nga di waxtaan ci làmb di waxtaan ci sport bi kon daal kontaante ak mbégte la ñu ko dundee Alaaji Ngagne ci la ñu ko yéege muy loo xamante ne lu nice la lu neex la lu am solo la Alaaji Ngagne Diagne. bu ñu jógee ci première journée bi ñu ngi jëm ci deuxième journée. kan waaw ñu ngi jëm ci deuxième journée Alaaji Ngagne première journée bi moo doonoon démb di 10 octobre diggante Marley ak Nékoré deuxième journée bi Assane Ndiaye la le 24 octobre bi nga xamante ni ci la ñu nekk dimanche bii di ñëw mooy le 17 octobre Alaaji Ngagne parce que day jege gàmmu gi promoteurs yi teguñu ci. Assane ku muy indi. Assane fils de Balla lay indi ak ki nga xamante ni mooy général bu Malika. muy combat boo xamante ni jàppoon nañu ko war nañu ko fee bëre Alaaji Ngagne ba Covid bi jaar fi mujjeewul am comme combat yi yëpp. mooy le 24 octobre bii nga xamante ni ci la ñu nekk muy journée Assane Ndiaye diggante général bu Malika. ak fils de Balla ñoo ko war a bëre Alaaji Ngagne. après bu ñu gàmmoo ba ñëw. waaw bu ñu gàmmoo ba ñëw nag ci la ñu jëm ci dàllinkoor gi moom la ñu doon waxtaanee. dàllinkoor bi dàllinkoor bi mooy gàmmu rek dem Iba Mar. maa la ko dem Iba Mar fekk fa l'homme de Iba Mar. muy Fallou Ndiaye le 31 octobre. diggante Ada Fass ak Tafa Mbër Mor Kankang Boy Yëmbal Papa Sita Pape Ndoy 2 armée bu ngéwél yaam ak yooyu nga xamante ni ñoo ci topp Hercule yooyu yëpp muy programme boo xamante ni bu am solo la fa la ñuy jëm Alaaji Ngagne muy le 31 octobre à Iba Mar Diop ak Ndiaye production. bu ñu fa jógee ñu ngi jëm ci mois de novembre. waaw bu ñu ci jógee ñu ngi jëm ci mois de novembre bi Alaaji Ngagne mois de novembre bi nga xamante ni ay affiches yu am solo am nañu ci ki nga xamante ni mooy Quency ak double moteur ci la ñuy bëre mooy le 7 novembre nga xamante ni ñoo ciy daje ñoom ñaar Quency ak double moteur nga xamante ni comme li dal Fallou Ndiaye ci combat Ada Fass ak Tafa Mbër moo ñu dal foofu combat boobu itam fii la taxaw ci plateau rajo i rajo ci rajo bi fii la taxaw waaw comme ni ñu jële ñooñu rek ni la ñu jële ñuy ba combat bi taxaw ñooy bëri le 7 novembre diggante ki nga xamante ni mooy Quency ak double moteur ñooy bëri le 7 novembre journée Baba Diaw Thiam booba ñoom ñaar ñëpp ñi ngi xëccoo Modou Anta ñoom ñaar ñëpp di xëccoo Modou Anta boobu ku ci ne ñëw ne Modou Anta waaw ba si yàgg waaw ñoom ñaar nekkate ñoom ñaar bu kii jaaree rëbës di am di dox yigteem jëkkalikaar ko booy ko waaw ne ko ñëwal ñu bëre Alaaji Ngagne noonu la fa demee ñoon ñooy dajee le 7 novembre waaw diggante buñ fa jógee ak double moteur waaw Alaaji Ngagne bu ñu jógee le 7 novembre ñu ngi jëmaat le 14 novembre le 14 novembre Alaaji Ngagne combat boo xamante ni bu am solo itam am na ca diggante ki nga xamante ni mooy Naaru Sogas ak ki nga xamante ni mooy Jackson combat boobu itam di combat boo xamante ni Alaaji Ngagne waroon na si am muy combat boo xamante ni combat bu am solo la boo fa jógee yaa ngi jëm le 21 novembre le 21 novembre diggante ki nga xamante ni mooy Abou Niasse la Alaaji Ngagne Diagne ak ki nga xamante ni mooy Pape Ndoy bu écrit Fass nga xamante ni combat boobu Jamaïcain Jam production moo ko tëgg Alaaji Ngagne di bokk ci li nga xamante ni mooy programme bi ba léegi le 21 novembre ba léegi buñ ci jógee Alaaji Ngagne le 28 novembre moo ci topp le 28 novembre nag diggante Pakala la ak ki nga xamante ne mooy Forza Pakala Forza ñoo ciy bëre le 28 novembre mais Pakala Forza foog ñu taxaw ci tuuti ñu taxaw ci waaw foog ñu taxaw ci tuuti ak ci Alaaji Ngagne ndax day combat bu rëy boo xam ne ak Gaston production li fa waroon am muy Balla Gaye Bombardier dañ ko dandal léegi Forza ak Pakala ñooy bëre grand combat bi mais ñu jël renfort retour Zos ak Alioune Seye numéro 2 muy lu am solo Alaaji Ngagne waaw muy renfort retour Zos war a daje ak ki nga xamante ne mooy Alioune Seye 2 Alioune Seye 2 gis nga li mu jógee Alaaji Ngagne ci digganteem ak ki nga xamante ni mooy Issa Pouye le 4 avril bi nga xamante ni génn nañ ci nga xam ne bëri na ci bëri bu am solo digganteem ak ki nga xamante ne mooy Issa Pouye nga xamante ni kaw la jeexee daf ko dóor mu daanu nga xamante ni Issa Pouye doyen la ci làmb ji parce que ku daje ak Tapha Tine daje ak Balla Gaye numéro 2 daje ak Lac de Guiers numéro 2 yaakaar naa ne nga ñëw bëreek moom bëre boobu am ci ndam ak ni nga amee ndam ci combat boobu Alaaji Ngagne ku mat a bàyyi xel nga mais retour de Sos nga xam ne moom ci defetam la jóge moom itam bi muy jóge ci defetam bu mujj ci par kaw wala jeexee ki nga xamante ne mooy Siteu moo ko dóor mu daanu le 4 avril 2017 wala ci stade Demba Diop mooy combat boobu mu mujjee am ca la jaare déclaré ne bàyyi na làmb mais toogaat bala yàgg mu jël di soom ne day ñëwaat ci làmb ji Gaston jël ko boole ko Alioune Seye numéro 2 ñu war a bëre ci combat boobu nga xamante ne mooy war a nekk le 28 novembre avant combat Forza ak Pakala waaye nag jàppal ne Jos icône làmb la icône làmb la maa dajeeg Tapha Tine maa dajeeg Lac de Guiers 2 maa dajeeg Papa Sow maa dajeeg Guy gi
waaw Balla Diouf champion yooyu. ba ci Seras voilà waaw. Khadim Ndiaye 2 ñoo ñëpp mu daje ak ñoom moom sos muy combat boo xamante ni combat bu am solo la ñuy xaar retour sos lan lay indi Alioune Seye numéro 2 lan lay indi waat ci digganteem ak sos moom itam. mbokk yi dañuy dem nag ci dernière face à face Pakala ak ki nga xam ne mooy Forza seen dernière face à face ñu indi temps fort yi tuuti dellu soit ci cadre bëre ñun suñu contrat bi dinañ ko yeggal incha allah keroog bëri nañu 18 minutes yoo xam ne dañu bëri ba dernière minute nga dal ci benn occasion yàlla may la ci ndam ñu koy sant yàlla suñu borom mais combat bi bëgg a bëri bëgg xeex loolu lu mënul ñàkk la incha allahu rabbi te man dinaa ñëw sa kër comme que da nga bëgg ma sportif te après lendemain tabaski war naa ñëw Mbour boo ma ko autorisé dinaa ñëw sa kër lekk fa côtelette ñëw ñu toog waxtaan la 30 ma defal la bagage loolu waxu mbër la bu ma la joxoon ndox léegi doo ko naan jox ma ndox ma naan Forza nañu signaté rek waxu mbër ngay wax combat bi na la leer na bay boo nga andaale guro gu xonq ngay yëy ndax buñ naan buy xonq ñu naan guro gi la garaawul de man naa la bàyyi ak wax ji man Sénégal xam nga yu ma wax man ñëpp yar ak tegg lañ ma xamee adduna bi yëpp nag rawatina Sénégal kon bin rek nañu rafetal lépp rek lamp la day jeex quoi kii nii waaw faaw ma teg ko loo xam ne yow yaa toog na ma ragal nga daw katul làmb nga yow da ngay daw rek ci làmb yàggatul day wax xaat si moom bien boo nag na profité sant ñu muy sant ñëpp gërëm ñu muy gërëm ñëpp du toog ci plateau bi gaw ma ko de mbokk yi jërëjëf gis nga ñaari mbër yi xam nga yàlla dogal na léegi ñooy bëre grand combat bi kon defe naa ne te ñoom ñaar dafa amoon ale xam nga ale bi dafa am lu ca nekkoon jour boobu Yékini ak Balla Gaye ñoo waroon signé def face à face à Thiès ñoom ñu bëri fa bëri bu metti boobu ak léegi nag 8 ans ci xaw ma 9 ans xaw ma 10 ans ci kanam ñu boolewaat waaw muy lu am solo Alaaji Ngagne parce que revanche la Pakala amoon ndam ci kaw mais ba muy am ndam Alaaji Ngagne daj na lu mel ni njardeen moo ko Forza parce que Forza daf ko dominé woon ci xeex bi de tora éliminé ko xaw ko gagné ci xeex bi gagné boo xamante ni gagné bu méttee la ci xeex bi ça fait 4 avril 2012 la amee woon foofee ca Thiès di li nga xamante ne muy combat bu am solo la Forza war a ñëw ci digganteem war a jël si revanche Pakala ne ko revanche bi damay delloo buum ca mbooy ga Forza nag ne ko la woni na parce que itam combat bi da nga ma nax daan ma rek waaye xeex bi duma naa la ci def naa la ci loo xamante ni lu jéggi dayoo la comprendre nga bu baax a baax ci noonu la ko Pakala naxee tënk ko daar ñaari tànk yi daan ko jël boo xamante ni jël bu amul benn werante la muy combat revanche boo xamante ni combat bu am solo la boobu ak Gaston production la Mamadi buñ fa jógee fu ñu jëm waaw bu ñu fa jógee fu ñu jëm Alaaji Ngagne le 28 novembre boobu bu ñu ci jógee nag ñu ngi jëm le 5 décembre. le 5 décembre mais Habib Farxat fan la jël. Habib mooy ñëw le 27 ba. avant le 28 le 27. le 27 Habib mooy ñëw le 27 Serigne Ndiaye numéro 2 diggante Serigne Ndiaye numéro 2 ak Sokosim. muy combat boo xamante ni itam combat bu yàggu yoon la bu am solo. Habib Farxat production moo ko teg le 27 novembre. bu ñu fa jógee le 28 novembre bu ñu fa jógee nag le 5 décembre ci diggante Papa Sow ak ki nga xamante ni muy Siteu combat bu yàggu yoon Alaaji Ngagne. Papa Sow Siteu la ñuy seetaan dernier temps fort stade Iba Mar Diop lañ ko defee woon ñaari mbër yi lañ fa waxante ak lañ fa def dellu si waat ci waxtaan bi. may ñëw tey di séntu Siteu mi ngi fecc maa ngi koy xool leen rek laa seen inquiété wu doole te kii leeral maa ko gën a pare. Siteu yaa ko gën a pare. dafa fecc ma xool ko mu leeral maa ko gën a pare kon dama koy daan incha allah wallaay dama koy daan. billaay wallaay taalaay dama lay daan barke alxuraan gis nga booy yéeg fi sànq yow booy yéeg sànq bi ñuy fecc seen xottukaay dafa goldeer ñuy fecc nga xam ne ñii dinoo toog dinoo ndër te moom fu mu taxaw naan sama tànk yi kon gën ko liggéeyaat ndax man lii su ma ko jëlee moo tegal sa tànk ma xool. non waxatuñ ko bii waxatuñ ko. xam nga moom ba léegi day laajte xaw ma dafa xam xaw ma dafa bëgg mais man dama la wax ne kii yu mu soxla yooyu noonu ay communication yi ay xëcc yi ay tontu ay réponse man nekkuma ci loolu kii ñëwal nga indi sa fula ma indi sama fula barke arxuraan yow loo ci bañuma ci dara yow xool nga ma yow man ni ma guddee yow xool nga ma
man mu parce que alxuraan yow bu ma la tàncee. non munoo ma tànc si tànc. na ma bàyyi ñu ñëw bëre rek bu dee def may bàyyi ma dem mu bàyyi ma dem bu ma bàyyil ma dem man damay agressé de dem li may def li fulla si fayda dem sama yoon. jërëjëf mbokk yi dellu nag ci li nga xam ne mooy journée bi nga xam ne moo amoon démb ci dimanche ji di première journée lutte avec frappe ren de Dakar organisé ko di ay xale yoo xam ne bëgg nañu indi innovation bu bari ci làmb ndax ñoom depuis la France ñu ngi doon suivre làmb yi ay xale yoo xam ne doomi Sénégal fii ñu toog tey muy Point E gi la ñu soq ko muy seen fii la ñu juddoo fii la ñu màggee ay xale yoo xam ne bi ñu ñëwee ñoom it seen xel dañ ko def ci làmb bëgg ci innovation ñoom it seen première journée nag démb la woon ci arène nationale dañuy dem nag arène nationale ak Mamady Diouf dellu si waat jërë ngeen jëf asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi bàyyi xel ITV ñu ngi fii ci arène nationale di lamb ji ubbi ndeysaan tey di dimanche di octobre atum 2021 wala boog ma ne leen tey la dibéer di fukki fan di fukkeelu weer ci weeru tubaab atum 2021 premier combat de la soirée fii ci arène nationale journée Reine de Dakar ñoo fi tëgg ndeysaan Moussa Fall moom la àndal ci cadrage bi Moussa ñaari mbër yi ñu ngi jàppante diggante Madoune Khoule numéro 2 moo leen wan ginnaaw Boston 2 moom ngeen jàkkaar lool position bi changé na léegi Moussa Fall ñaari mbër yaa ngi jàppante premier combat de la soirée toj na ko daan na ko waaw Moussa Madoune Khoule numéro 2 Boston 2 daan na ko waaw di courage Madoune Khoule numéro 2 premier combat de la soirée Madoune Khoule numéro 2 Boston numéro 2 daan na ko Laurent pare nga Boy Plateau pare nga arbitre bi soufflé na juróom mi waxtu ci ngoon dem na ba teg juróom ñaari minute Moussa Fall moom laa àndal ci cadrage bi Moussa ñaari mbër yaa ngi léewtoo Boy Plateau moo leen won ginnaaw Laurent moom ngeen jàkkaarlool arbitre bi soufflé na 17h07 minutes wala boog juróomi waxtu ci ngoon bi mu jotee ba teg juróom ñaari minute ci la arbitre bi soufflé Laurent moo leen féete càmmoñ Boy Plateau moo leen féete ndeyjoor mbokk yi bàyyi xel ITV rawatina émission bu mag boobu di arène sénégalaise Laurent tànku ndeyjoor la jiital féete leen càmmoñ journée Reine de Dakar
ndeysaan dóor na génn jël na ko jàpp na ko mu ngi koy wéeru Boy Plateau Laurent ngi koy takk mu ngi koy dajale bañ na daan na ko waaw waaw Moussa Fall Laurent Ndiago daan na Boy Plateau Moussa Fall deuxième combat de la soirée xale baa ngi noonu bàyyi leen ko xel am Siteu la bàyyi leen ko xel moom Laurent am Siteu la ñu xel dem na ci Siteu ba muy door ndeysaan nii la toll woon Laurent Ndiago daan na Boy Plateau deuxième combat de la soirée fi ci arène nationale Moussa Fall wop 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 Laurent borom mbooloo la deuxième combat de la soirée Laurent Ndiago bu jàmm gën daan na Boy Plateau jël bu amul benn werante Bébé Gouy Gui mu ngi jóge ci digganteem ak Caatu Montagne ginnaaw bu mu daanee ki nga xamante ni mooy Tek Sok ndeysaan ñaari mbër yi kenn amagu ci défaite Moussa Fall Pokola moo leen woon ginnaaw Bébé Gouy Gui moo ngeen jàkkaarloon Bébé Gouy Gui 5 combats 5 victoires Pokola 3 combats 3 victoires tex na ko daw na jàpp ko Reine de Dakar moo fi tëgg tey ndeysaan bët na ko jël na tànk bi daan na ko la ilaha illallah waaye Bébé Gouy Gui fu mu jëm ak xale yi 6 combats 6 victoires Bébé Gouy Gui Bébé Gouy Gui Bébé Gouy Gui battu Pokola jarbaat ci Ama Baldé moom la daan 6e combat 6e victoire qui a arrêté Bébé Gouy Gui école de lutte Mor Fadam 5 combats la amoon 5 victoires marqué na 6e victoire am tey moom Bébé Gouy Gui 6 combats 6 victoires qui a arrêté Bébé Gouy Gui daanaan la moom xale bi ginnaaw bu mu daanee Tek Sok ginnaaw bu mu daanee Caatu Montagne teg na ci Pokola tey moom Bébé Gouy Gui Bébé Gouy Gui daanaan la ci làmb mais champion ñu ngi lay siyaar Marley. maa ngi leen di siyaare bu baax. waaw ne naka la tey naka nga ñëwee gis nañu la nga indi stade bi macha allah. waaw mais ndam rek incha allah. noo ñëwee tey. waaw comme ni ñu daan ñëwee rek. waaw comme ni ñu daan ñëwee rek. gis nañu ak sa adversaire ngeen di ñaari adversaire yoo xamante ni yu dansé la nga am ci loo jógee moom moo am ci lu mu jógee tey naka la Marley ñëwee xeex wala bëre. ndam rek incha allah dinañ xeex dinañ bëre si kàttanu yàlla. incha allah rabbi. mais bu attaqué xeex bi lan naka la ko Marley war a mën a tontoo parce que ñii dañu ne Marley mbëru loxo la Néckorel mbëru tànk la kii day songu kii day dóor tànk naka koy préparé. mais man damay xeex damay bëre. comprendre nga man
saa su ne rek li ma indi laay concerné mooy li keneen di indi man du ma ko lijjanti bu laajee ñu duma ko dañ koy duma bu laajee ñu daan ko dañ koy daan te dañ koy duma daan ko ci kàttanu yàlla daan ko incha allah. salaamaaleykum am. dafa leer ah. waaw salaamaaleykum am. waaw mais maaleykum salaam borom bi rajo. siyaar nañu la gën. waaw mais delloo siyaar bi nga wax. am da nga teel a pare. waaw sant yàlla bu baax lamb la xam nga dañu ñaan yàlla ci borom ba ñu dem teer. ngay bëre mbër moo xamante ne masul am defet Eumeu Sène fere na ay boy yoo xam ne boy yu bëri la macha allah sa digganteeg Bour Sine moo ci mujj fii tey naka nga mën a bëre ak Calme Ndour. di bëre koo xam ne amul defet du gan ci man ñi ma fere na bari nañ te amuñu defet Bour Sine Kaw Cissé moo koy daan amul defet kenn moo ko lépp du ma bëre lépp barke Rasulullah waaw barke Serafa kii war na bëgg naka moom ne ko ay dugul ñëwee gaay tey noo ñëwee gaay waaw comme d'habitude nit ñaa ñëwee rek mobilisation rek waaw xeex wala bëre lan la ci ne ko indi tey léppay ñëw xeex ak bëre lépp la lamb lañ wax waaw léppay ñëw waaw mais nee nañu tey ne ko day daw xeex bi day songi ndax mën nga ñu koo dëggalal wala waaw loolu tamit mën na ko mën na daw xeex bi songi mais dañu lay gis toujours da ngay bëgg ku lay song yow da ngay dóor tànk macha allah bëru tànk nga en tout cas li ma la mën a wax mooy yàlla na ma yàlla may ndam ñaari mbër yi war a bëri grand combat bi ñoo nekk noonu ñu ngi waxtaan ci seen biir mais bu dee nag Marley ñoo war a bëri grand combat bi Moussa Fall di waxtaan ci seen biir. tout d'abord ñu ngi jaale suñu naataango yu fi nekkoon ku si mel ni Xaaye Gueye ku si mel ni le président Thioune xam nga fii ma taxaw fii lañ daan taxaw di régler fii yàlla jëlee leen fi tey ñu ngi leen di ñaanal fan dem yàlla na yàlla xare aljanna organisation bi nag yow yaa ko ci sa bopp gis nga ne géew bi leer na yaa ngi filmé nu mu la neexee donc loolu mooy suñu taxawaay fii voilà. foofu sax laa jëmoon ak yow ci ki nga xamante ne mooy Xaaye Gueye ak suñu père Babacar Thioune nga xamante ne yaak ñoom yéen a bokkoon liggéey bi bu ma juumalee président la ak vice président bu ma juumee xëy na nga fàttali ma ci ngeen per ñaar nga xamante ne ndeysaan ñu ngi doon def liggéey bu rafet loolu tey bi nga dellu si fee naka nga ko mën a dundee. waaw xam nga sama yaram dafa daw parce que fii ma taxaw fii laa daan teg xaaya parce que man maay premier vice président topp si président Babacar Thioune donc Thioune daan def liggéey bu rafet tey gis nga yàlla yóbbu ko loolu yëpp dañ téeméer tudd mais nag addina moo demee noonu ñun ñii dañuy dem ku sa waxtu jot nga dem mais nag ñi ngi ñaan yàlla fan dem yàlla la yàlla xaral janna tey nag gis ngeen ko yéen seen bopp gis ngeen sunu prérogative sunu liggéey parce que président daf ñu sas président Bira Sène daf ñu sas lum ñu wax mooy dama bëgg géew bi leer géew bi nu muy leeree soo demee si football bi 11 rek ñooy dugg si terrain bi soo demee si basket bi basketteurs yi ñooy dugg si terrain bi ñu seet si tribune bi ñun tamit loolu lañ bëgg a liggéey nga xam ne ñi bëre ñoo fii nekk ñii seetaan toog si tribune yi ñu yore gàllaaj ji toog si pan côté ba su ko defee kii filmer mën a filmer kii caméra mën a caméra donc loolu moo taxoon ñu taxaw e ñoom doole jara nero jaayina ke me ano dige e ñoom doole jara nero jaayina ke me ano dige e ñoom doole jara nero jaayina ke me ano dige e ñoom doole jara nero jara ina ke me ano dige sa adversaire nga war na bëre tey ci journée bi sa adversaire dem États-Unis ñëwul bi nga déggee loolu naka la def Bour Sine waaw dañuy sabablu rek jaam ak pexeem yàlla ak dogalam waaw métti nañu nag mais mënuñu si dara dogalu yàlla la yàlla moo ko dogal bu ñu amoon li ñu gënal tey dañuy seg bëre parce que bëre mooy suñu métier moom la ñu opté bu ñu sañoon tey bu ma sañoon tey maa ngi si géew bi di yëngal waaw loolu laa bëgg. si day xool ñu doxal ko adversaire wala signature wala li mu seqoon ak promoteur bi jeex na wala déet. waaw li ma seqoon ak promoteur bi jeex na actuellement fii mu ne nii bu ñu ma joxee beneen avance ma jël promoteur bi nee na bëgg na ma bëreelaat ko ma ne ko pare naa pour bëreelaat la beneen. tooñ na yàlla def na suspendre nañu ko nañu ko ñaan yàlla génne ko ci suspendre bi mu ñëw dellu ci ay activité loolu rek la ñuy ñaan yàlla. mais ñu suspendre ko yemul ci suspendre bi yemul ci moom kese dañu ko suspendre ménagère bi suspendre écrit bi nga xamante ne ci la ñu nekk ñëpp est-ce que loolu posé wul woon problème ba nu woon a gën a woyof Père Babou. waaw man na gën a woyof mais nag comme règlement moo dal ci seen kaw dañu koy nangu rek te tuub jéggulu
fexe ñu baal leen loolu rek ci la ñu nekk ci laa nekk boobu ba léegi man. arène nationale journée Reine de Dakar ndeysaan juróom benni waxtu ci ngoon jot na ba tegg fanweeri minute ak juróom Moussa Fall Bou Siteu moo leen féete ndeyjoor ñaari mbër yëpp ngem lu xonk la ñu ngemboo de Bou Siteu daw na yooru Malick Ndiaye dóor na ko jënaat Bou Siteu jàpp na ko Bou Siteu daw na jàpp ko Malick Ndiaye ngi dóor mais Malick Ndiaye Bou Siteu dina la plaqué de da lay plaqué waaw da lay plaqué Malick Ndiaye day plaqué dañu xaar arbitre bi waaw arbitre bi nee na Bou Siteu daan na ko Bou Siteu daan na Malick Ndiaye 37 fu Bou Siteu daan na Malick Ndiaye 37 fu cinquième combat de la soirée Bou Siteu daan na Malick Ndiaye 37 fu jël ba mu tën werante waaw Mamadou kon am contentement rek parce que lii tey ñun dañ ko namoon xam nga fii day ne suñu place amateurs yi saa bu ñu ñëwee fii la ñuy toog vraiment ñuy waxtaane combat yi tey lamb tëjoon tey nekk première journée lutte avec frappe ñun ñëpp ñu dajaloo gis nga gars yi ñoom ñëpp ñëw en masse vraiment muy retrouvaille boo xam ne dañ ko yàkkamti woon vraiment lamb ak dóor ñuy ñaan ñu dugg ci saison bi ak bisimilahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabil alamin mais fils maa ngi lay ziar baax di kontaan vraiment gis liggéey bi di la nuyu di nuyu Alaaji Ngañ di nuyu téléspectateurs yi nga xam ne émission bi doon émission boo xam Sénégal gépp koy bëggee moo tax xam nga i rajo ITV moom dañuy innover rek mais nag ci kaw ci kanam ci lu baax. waa neex na te et puis réussir na macha allah di ñaan yàlla journée ci topp yëpp mel ni macha allah waru mu romb ko. il se trouvait que suma ay jarbaat ñoo organisé tey ñoo ba ci man waxtaan ak man pour ma jàppale leen ci làmb ji jógee France ñoo bëgg a investir pour jàppale jeunesse bi kon loolu c'est un exemple luñ ci war a mun a def war na leen mun a jàppale bu baax a baax ndax lii day wone ne làmb ji demuñ ko jéegaane fenn ñu ñoo ko moomal suñu bopp. combat bi combat amateur la moo tax tey gis nga fi ñëpp ñëw si làmb ji pour jàppale ñi nga xam ne tey ñooy promoteurs yi parce que vraiment tëgg làmb ñu renvoyé ko dafa metti ñoom ñëpp tey ñu ñëw dajale pour rek combat bi sotti di féliciter ñëpp di ñaan rek ñu respecter lépp loo xam ne war na am si làmb di def non violence parce que violence amul njëriñ day yàq rek ku si nekk na nga ànd ak sa mbër si jàmm ak salaam bu ñu ko daanee itam nga ñibbi si jàmm ak salaam xam ne bànneex day am naqar day am. laaj ko waa écurie mbër bi laaj ko waa écurie ñoo xam fan lañ nekk dégg naa ne dafa tukki waaw ñun aussi liñ ci war a liggéey ba ñu bindee laaj écurie ba ñu ne neewu fi jël nañ ci ay mesures parce que aussi autant nanguwuñu mbër yi dal ci kaw promoteurs yi du nangu aussi promoteur dal ci kaw mbër yi donc ku ci nekk daal doxalal yoon respecter règlement bi comme ça au moins lamb ñu mën a jëm kanam. ñu bari dañu yaakaar ne daan bi ci mbër mi lay yem mu law ba ci écurie bi law ba ci ménagère bi nga xamante ne moo ko yor. waaw xam nga manager bi moom moo engagé mbër mi te manager bi aussi écurie moo ko yónni kon nag ku ci nekk am nga ci sa niveau de responsabilité loolu moo tax daani yegg fu nekk vraiment. Moussa Fall combat bi soufflé arbitre bi soufflé na diggante Pape Yekini ak Ibou Ndiaye Oboli 19h05. Ndeysaan xam na mu ngi koy attaqué ci xeex ndeysaan daw na jël ko waaw daw na jël ko daan na ko waaw. na jël ko xeex benn normalul Pape Yekini ko yëg ko droite xalaatul moo tax mu weesaloog moom daw paquete ko daan ko ndeysaan Oboli daan na Pape Yekini jël boo mu gën warante ndeysaan bëru mbapat na ko mën a bëre Oboli daan na Pape Yekini ndeysaan mu ngi noonu di njuub du ñu ne ku xeex dañuy naan ku daan waaw daan naa
waaw du dara am na ndombo yoo xamante ne boo ko taxee ku du nga saf doomu séeréer nga fuga ak fayda jom rek di sant waa Diofior di sant sama mbokk séeréer yi taxaw nañ ma jàppaga nañ ma foog nga séeréer me xasim naa nun gid ma nun sama papa Yaxya Joob Yékini maa koy sant jàpp na si combat bi du yàgg ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi ci diggi géew bi arbitre bi concentré na benn siis ñaareelu siis ñetteelu siis arbitre bi soufflé na Wouly ak Adama Diouf Wouly Adama Diouf jël na ko Wouly jël na ko Adama Diouf jël na ko Adama Diouf tëgg na ko Adama Diouf day daan Wouly tëgg na ko Wouly bañ na la ilaha illallah ñaari mbër yaa ngi bëre Adama Diouf Wouly jël na tànk Adama Diouf jël na tànk yi Adama Diouf daan na ko waaw Adama Diouf daan na ko waxoon naa la ko Moussa wallahi waxoon naa la ko du yàgg Adama Diouf daan na Wouly ngay jël tànk gi la ilaha illallah daan na ko Moussa waxoon naa la combat bi du yàgg da koy jël Adama Diouf day song bay song ngalaw Adama Diouf day song bay song ngalaw la ilaha illallah combat ko bi jeela waay la illallah Adama Diouf daan na Wouly jël ba mu benn warante la ilaha illallah bi dafa soufflé Wouly déclenché Adama Diouf paqueté ko Wouly mbaar ko door koy gauche droite génnaat Adama Diouf rempli ko paqueté ko déji ko daan ko jël ba mu benn warante la ilaha illallah comme li ñuy wax rek coono bu bëri tamit parce que nelaw yi doyul ñëw nañu am nañu quelques petits soucis mais loolu ak làmb ñoo ànd di sant yàlla nag parce que malgré mu am combat yu yàqu ci suñu journée am nañu lii ñu sante ko yàlla quoi. parce que dañu jàpp ne bépp ndaw boo xamante ne mu ngi ci yëngu ci biir commune bi ak ci lu mu munti doon dañ ko war a dooleel jàppale ko parce que xale yi leader politique yi rek lañ am su fekkente ne fexe nañu nu ñu nekkee ci ay conditions indi ci biir commune bi ay infrastructure yoo xamante ne adapté na ak taayu commune bi dinañu mën a gën a évoluer ci sport bi ñu yëngatu ñi yëngatu ci leneen tamit ñu fexe ba indi leen infrastructure yu fexe ñoom tamit ñu mën a avancer. salaamaaleykum Khadima. maaleykum salaam. maa ngi lay ziar teewaay bi tey fii ci làmb ji lan moo ko waral. ki dee ci xol yi rek ki dee ci sama xol rek ñëpp a xamee ma ko. mbër la fi indi wala politique moo la fi indi. moo waral sama teewaay tey Abdou Karim Fafana. lan nga fi teewal tey. Abdou Karim Fafana yow xam nga ne Modou Diouf xam nga ma waay yow xam nga ma waay. mais du làmb ji daal. xoolal ñi ma àndal ñii ñëpp délégation lañ def ñii ñëpp ci lañ demal ci Fassane nga laaj ko ak kii Lamine Diallo dinañ la gën a leeral. ñu ngi ci premier karangement de la soirée Mbuub yaa ngi ànd rek ndeysaan Mbuub yaa ngi ànd rek fii ci Ama Sène Senior Kalmu Ndour Ama Sène Senior Kalmu Ndour Ama Sène Senior Kalmu Ndour ñeme woon tamit Ama Sène Senior moo leen féetee ndeyjoor Kalmu Ndour moo leen féetee càmmoñ jàppante nañ ñoom ñaar galaay Moussa Fall ñaari mbëri mayante wuñu dara de Mbuub yaa ngi ànd rek ndeysaan jàppante nañu Ama Sène Senior moom ngeen jàkkaar lool Kalmu Ndour moo leen won ginnaaw ndeysaan mu ngi koy dajale mu ngi koy takk Moussa Fall mu ngi koy takk la ilaha illallah Ama Sène Senior daan na Kalmu Ndour Ama Sène Senior daan na Kalmu Ndour la ilaha illallah Moussa Fall Ama Sène Senior fu mu jëm ak xale yi Ama Sène Senior fu mu jëm ak xale yi moo daan Kaw Cissé moo feree ne Kaw Cissé moo feree ne ki nga xamante ne mooy Bour Sine moo feree ne ki nga xamante ne mooy ndeysaan Kaw Cissé feree ne xale yu bari moom Ama Sène Senior moo feree ne général bu Malika Ama Sène Senior fu mu jëm ak xale yi
ma seet si ñor fu mu jëm ak xale yi fu mu jëm ak xale yi daan na xale yu bëri fere na la leen laa ilaha illallah ginnaaw bu mu feree ne ki nga xam ne laa ilaha illallah ma seet si ñor ginnaaw bu mu daanee Bour Sine teg na jëmb teg na ci kanamu Ndour tey ki a feree ne ma seet si ñor Nékorel pare nga Marley pare nga arbitre bi soufflé na juróom-ñetti waxtu ci guddi dem na ba teg juróom-benn minute maanaam 20h06 Marley Nékorel dimanche 10 octobre atum 2021 wala boog ma ne leen tey la dibéer jël na ko Nékorel Marley jël na ko Nékorel moo leen wan ginnaaw Marley moom ngeen jàkkaarlool ay sànn ñu ngi xeex roof na ko caxabal Marley koy manipuler jàppante nañu roof na ko caxabal Marley Nékorel mu ngi koy suruxal bañ na ñu ngi bëre day sànn Nékorel ak Marley wax na ko mu bañ ñu ngi bëre de Moussa Fall moo nekk ci cadrage Moussa ñaari xale yaa ngi bëre de Nékorel moo njool Marley moo gàtt mu ngi koy takk na ko Marley takk na ko Nékorel bañ na dafa naqare bëreel day sànn dimanche 10 octobre première journée lutte avec frappe dimanche 10 octobre atum 2021 wala boog ma ne leen tey la dibéer di fukkeelu weer ci weeru tubaab atum ñaar junni ak ñaar fukk ak benn roof na ko caxabal bañ na rolos bi daf ciy suyee day sànn bañ na mu ngi koy manipuler roof na ko caxabal Nékorel bañ na mu ngi koy dóor Marley takk na ko roof na ko caxabal ba léegi Nékorel mu koy bañ mu ngi koy mbot bañ na sukk nañu sukkar bi na ko bañ na ñu ngi bëree ba léegi dara amagul Marley daan na ko waaw Marley daan na Nékorel ginnaaw bu mu jógee ci defet Marley daan na Nékorel ginnaaw bu mu tegalee ñaari defet day sànn Diène Kaïré moo ko daanoon 26 novembre 2017 way ba daan ko 16 juin 2019 day sànn Marley tey Marley ngi ci 19 combats 13 victoires 6 défaites Nékorel mu ngi ci 13 combats 10 victoires 3 défaites premier grand combat de la soirée ndeysaan première journée Nékorel Marley daan na ko jël ba amul benn werante ndeysaan hey lamb Marley daan na Nékorel ndeysaan mbokki téléspectateurs yi ñu doon bàyyi xel ci émission bu mag boobu di arène Sénégal wala yi ñuy bàyyi xel ndeysaan Moussa ñu ngi fii tey nga xamante ni fii la ñu nekkoon ci arène nationale tey di dimanche 10 octobre atum 2021 wala boog ma ne leen tey la dibéer di fukki fan di fukkeelu weer ci weeru tubaab atum ñaari junni ak ñaar fukk ak benn gis ngeen ko tey mooy doonoon première journée lutte avec frappe ginnaaw bu làmb ji tëjee ba tijji tey grand combat bi ko doon bëri gis ngeen ko Nékorel la ak ki nga xamante ne mooy Marley wane na boppam ginnaaw bu mu jógee ci li nga xamante ne mooy ñaari défaite ba ko Diène Kaïré daane 26 novembre 2017 ki nga xamante ne mooy Boy Baol daan ko 16 juin 2019 mu tegale ñaari défaite tey rattrapé na ko gis nga ko daan na ki nga xamante ne mooy Nékorel fii ci arène nationale jël ba amul benn werante Nékorel moom itam ginnaaw bu mu jógee ci ñaari victoire daan ki nga xamante ne mooy Falaye 2 daan ki nga xamante ne mooy Falaye 2 daan ki nga xamante ne mooy Nandi Fall 1er avril 2018 nga xamante ne ci la mujjee amee victoire tey gis nga ko
relancé wu na moom ki nga xamante ne mooy Marley daan na Néekorel jël bu amul benn werante waaye Eumeu Sène Senior def na fi loo xamante ni maar day taalib tubaarkàlla macha allah fan la jëm ak xale yi ndax xale yu bëri bëri Eumeu Sène Senior fele na leen daan na ki nga xamante ne mooy Bour Sine teg na ci ki nga xamante ne tey mooy Kalmu Ndour nga xam ne kenn mësu koo daan Eumeu Sène Senior loolu la fi def mais am na yeneen combat yoo xamante ni amoon na fi loolu la ñu leen fi jëlee loon tey ci première journée lutte avec frappe bi nga xamante ni tey Reine de Dakar ñoo ko ubbi woon tey fii la amee woon ndeysaan gis ngeen ko ni mu jeexe Néekorel Marley daan na ko jël boo xamante ne jël bu amul benn warante Moussa Fall moo nekkoon ci cadrage bi moom la ñu leen doon jëlal tey di première journée lutte avec frappe fii ci arène nationale mbokki téléspectateurs yi bàyyi xel ITV ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf waa réalisation di leen gërëm bu baax ci élément yooyu Mamady gis naa liñ doon waxtaane samedi ci émission géew bi ci rajo bi ma woo Marley mu wax ma li ma wax ma woo Néekorel la mu wax ma li ma wax promoteur baa ngi toog parce que léegi jàppaleen ne saa yu ma invité promoteur bu am làmb ci rajo bi dinaa jël ñaari mbër yi ñu waxtaan ak gars yi fan la ñu toll ci seen combat ku ci ne waxoon nga mais yow dafa mel ni làmb ji da nga ko visionné xanaa da nga ko seetaan waxoon nga leen ne ci ay tànk la ñuy bëri waaw alaaji ngañ xam nga boo nekkee Fallou wax na ko léegi xam nga boo nekkee ci keppaaru alaaji ngañ mu yàgg dund làmb ñu doon reefe di toog ak alaaji ngañ daañu yàgg koo déglu parce que bi ñu ñëwee ci làmb ak léegi yàggu mais ñu ngi ci tànku alaaji ngañ doon ko déglu di bind li muy wax di jàng li muy wax Mamady yaa ngi ci tànku alaaji ngañ mais man dag ma ne woon ci tànk la ñuy làmb ji tànk lay jeexe waaw mais ci tànk la jeexe waaw mooy li ma wax rek alaaji ngañ xam nga ñaari mbër yi boo leen yàggee seetaan xam nga xaw leen a xam tuuti ci manin waaw ci manin waaw gis nga Marley li mu mane gis nga ki nga xamante ne mooy Néekorel li mu mane li mu mane mu wóor la ne lamb ji ci tànk la jeexe ci tànk la ñuy bëree alaaji ngañ parce que ñoom ñaar ñëpp ay ndaanaan la ñu gis nga Néekorel day dóor tànk Marley day songu tànk ba noppi xam nga day def ay rotation day xar géttan lu ñu lay bëree ci tànk yooyu yëpp am na fa alaaji ngañ jaay parce que lépp yaa ngi may wax mais yow itam bi nga observé nga combat bi xam nga combat bi wax nga ci combat bi yow ni nga waxee noonu lépp noonu la combat bi jeexa alaaji ngañ jaay parce que itam man xam nga leen mais yow nee nga Néekorel waaye ci sa tànk la jëm bu demee sa tànk lu mu fay fekk waaw mu ne xaw ma lan nga ne ko day dóor tànk waaw am auditeur bu dugg auditeur ba dugg Néekorel bu dee mu ngi may dégg am na foo xam ne bu ko fa Marley yeggee du génn ci combat bi métti la bu Thiès ñu ngi koy métti bu Thiès waaw voilà métti bu Thiès métti bu Thiès waaw sama gars yi maa ngi koy nuyu de passage waaw wax na ko parce que itam Marley rek mu ngi ma koy wax démb bi ma jógee reportage bay ñëw ci oto bi mu ngi ma koy wax démb nga xamante ne moom la Marley de tuddee boppam mu ngi lay féliciter d'abord ci émission rajo bi mais alaaji ngañ avant loolu dama lay féliciter ci émission rajo bi samedi passé alaaji ngañ ñi nga xamante ñooy déglu i rajo yëpp nee na ñu mos ñoo def émission bu mel man xaw ma sax alaaji ngañ parce que depuis émission bi jeexee dañu may envoyé WhatsApp ñii di ma woo téléphone seen émission bi tey nangam dem bi ma demee stade noonu la fa demee ma ne alaaji ngañ bi gis ngeen ko moom noonu la mel muy loo xamante ne lu am solo la parce que ñoom ñaar ñëpp gis nga ko alaaji ngañ jaay ay bërikat lay kii day bëre kii day bëgg ku koy song kii boo ko songee kii bu la songee day am noo xamante nu muy def mais Marley dafa ñëw gën a bëgg Néekorel ne ko maa la gën a bëgg combat parce que dafa am ci lu ma jógee parce que alaaji ngañ Marley dafa nekkoon ci ñaari defet dem bu daanu woon rek làmb mën na fi jaare yàqu mais dafa indi doole dafa indi confiance indi mbooloo ci làmb yi parce que xam nga ne bi mu génnee ci digganteem ak Diène Kaïré 26 novembre 2017 Diène Kaïré daan ko mu jëlaat Boy Bawol 16 juin 2019 Boy Bawol daanaat ko mu teggale ñaari défaite ba noppi def année balance 2020 bëriwul 2021 mu ñëw war a bëri ak ki nga xamante ne mooy Néekorel ñu bëri ñëwete woon ko alaaji ngañ jaay parce que dañu ne lu tax mu jël Néekorel bi nga ko woy ci rajo bi samedi passé dégg nga ko li mu wax dana man tegguma sax sama bët ci ki nga xamante ni mooy Néekorel mu mel ni dafa ñëmewoon si mu jom xam li mu capable foofu nag tuuti ma ne Marley mi xamul kuñ ko jox nekkate moom xam na ki ñu ko jox non xam na ko mais loo gisee revigoré maanaam Eumeu Sène Junior
Eumeu Sène Senior Alaaji Ngagne dina jeexal booy yi. dina jeexal xale yi dina jeexal xale yi parce que maa daan général bu Malika maa daan Limousin maa daan Buur Siin maa ci teg Kalmundur Alaaji Ngagne ñeenti révélation yooyu maa leen daan rek dafa doy pas ñeneen ñi mu daan ci ginnaaw Kaw Cissé bi mu koy daan mësul am défaite Kalmundur bi mu daan démb mësul am défaite Eumeu Sène Senior a ko jox défaitam bu njëkk bari na ay boy yoo xam ne mësuñoo am défaite moo ay ci zéro faute yi moo ay ci zéro faute yi mbokk yi jërëjëf yéen a ngi seen émission arène sénégalaise Mamady Diouf commentaire bu am solo bi mu def gis ngeen combat bi démb waaye tamit ñu ngi déplorer aussi li nga xam ne ki nga xam ne mooy muy numéro 2 ak sanction yi ñëw ci combat yi nga xam ne waroon na ko bëre démb mu dem États-Unis waroon ñëw bëre ñëwul toog États-Unis ba mu jural ko ñu suspendre ménager am suspendre écurie bi mu bokk yëpp ñu suspendre leen loolu nag jàngat bu rëy la di féliciter le président du CNG Bira Sène ci courage am ci li nga xam ne moom la bëgg a assainir làmb loolu signal bu fort la Fallou loolu loo koy li ñu ci wax Père Ngagne mooy nit ñi war a delluwaat seen xel ndax yaakaar naa am na loo xam ne nii moom daa jaru ko am na loo xam ne tamit àq la ndax tey boo xoolee kii grand mbooloo bari na ay espoir yu fa nekk yoo xam ne bëgg nañoo ñëw kon tey su demee noonu dina metti seen côté vraiment nag sanction bi moom mënta ñàkk li tax mënta ñàkk mooy déglu naa ñu ne convoqué nañ dirigeant parcelle fii grand mbooloo waaw convoqué nañ menacé bi jàpp naa ne su fekkoon ne ku ne ci ñoom jël nga responsabilité yi nga war a jël yëf yi mën naa bañ a àgg foofu ñuy wax école de lutte yi ak écurie yi il faut jël seen ay responsabilité ci mbër yi nga xam ne ñoo leen jël ndax licence yombul écurie bu ne am nga ay modalités yu mbër bi jaar pour am licence tey modalité yooyu muy jaar pour am licence du foo rek war nga ko mën a wax li écurie bi bëgg ak li ñuy bañ lii bu écurie bi defee bala ñu lay CNG di sanctionné écurie bi leen njëkk a sanctionné tey foofu la làmb ba toll ñaari Père Ngagne il faut ñu defaraat écurie yi bàyyi na ci ay écurie yoo xam te ne nii Père Ngagne ba école di tijji dañuy dem lijjanti rek ba affilié si moo tax CNG il faut am na liggéey amul assemblée générale amul dara am na écurie yoo xam ne ba ñu ko sosee ba rek mos am assemblée générale te war nga def assemblée générale indi PV bi jox CNG mais dañuy PV kolo la ñuy defar indi ko yooyu nag moo waral tey yi xew di xew su fekkee ne président écurie nen ci écurie bi amul baat ci xale yi ñu jiite kooku président amatu fa su fekkee yow menacé bi yaa yor engagement mbër mi amul baat si mbër mi amul doo nekk doo manager dañoo war a rajee nungu sa licence dootoo signer benn mbër yow ñaata mbër yóbbu sa xaalis ndax responsabilité yooyu dafa bari yow ñaata mbër yóbbu sa xaalis non man ñii bu sama xaalis Père Ngagne fay nañ ma fu ñu la fayee pour gendarmerie Europe la ñu fayee waaw Europe ak gendarmerie dañuy yónnee xaalis bi ndax man ku lekk ci mbër moo xam ne da nga ko jox avance mu war la bëreeloo xëy tukki ñëwatul nga topp ko rek ma topp boo dem gendarmerie ba ma ne CNG boo fi njëkkoon a nekk ma gis ne CNG bi mënta régler sama problème damaa dem ci yoon ndax nag man may jox xaalis bi nit laa ko jox nit ki ma ko jox moom laay mën a porter plainte pour jot sama alal bi ma demee ba mënuma jot sama xaalis xam ne du ma jox ma damaa dem porter plainte ñoom ñëpp ku ma ko ci xamee loolu fay benn pambaay 2 moom ma ci fayagul te bon suñu rakk la suñu frère la waaye nag bala muy bëre Sénégal dinañ régler suñu contentieux moom ñibbisi na ñibbiseegul ñibbiseegul moom it waaw moom it noonu la def ak sa xaalis rek waaw non moom dem na bon comme mu ci jàmm ba ñu ñëw bëreel nag wax dëgg yàlla ndax su ñibbisee pare na pour bëreel ñu ngi koy toog di ko xaar xaalis bi ñu jël suñu rakk la suñu frère la moom waxtaan ngeen moom waxtaan nañ ba ñu ñëw bëreel amul problème ay frère am ñooñu amuñu problème ñu ngi koy xaar bu ñëwee pare pour bëreel ñu tëgg ko mais nag mënuñoo d'accord muy bëreel kenn te bëreeluñu jërëjëf mbokk yi ñu ngi ci cappaandawu émission bi waaw Père Ngagne bala ñuy ko dañu wax ci Siteu Papa Sow dañ koo tëb waaw Siteu Papa Sow waaw lancé naa ko léegi ko lancé mais dañu daa fàtte ko mais on aura le temps yow da ngay dellu si waaw da ngay dellu si yow dama lay invité fii ak Ada Fass inchallah ak Tafa Mbër pour ñu toog fii ndax combat boobu suma combat la nga jël combat bi nag bàyyi kook man moom da ngeen di ñëwaat fii lundi yéen a ñëwaat fii ak Ada Fass Tafa Mbër ak li nga xam ne mooy 2e journée bi ñuy jëm ci làmb ji moo tax ma bëgg a écoloolu mais daañu si dellu siwaat bu soobee yàlla Pape Abdou Fall di ko nuyu bu baax moom it di lépp ci ñun bon ñu ngi koy gërëm di ko sant di fàttali ne sëñ Ndiaga Seck moo ne woon ci réalisation bi Sidi Niang nekkoon ci caméra yi ak sunu jaarwaat Angèle Samb di leen gërëm di leen sant ak ki nga xam ne moo yor son bi sunu jigéen ji nu mu tuddati encore Tooro suma xarit moo yor son bi di ko nuyu moom it ci li nga xam ne mooy réalisation bi kon Mamady
xanaa rendez-vous bi. waaw rendez-vous bi lundi rek ci arène sénégalaise ak téléspectateurs yi ñuy bàyyi xel beneen rendez-vous bi samedi ca rajo ba rek. comme ni ñu ko faral di def Alaaji di jaajëfal téléspectateurs yi ñu doon bàyyi xel di jaajëfal Fallou Ndiaye ak ñi doon jàpp si liggéey bi yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox dig daje rek lundi bii di ñëw incha allah rabbi ci beneen émission incha allah di la jaajëfal bu baax Alaaji Ndiaye. jërëjëf arène sénégalaise Laye Diouf ci montage bi moom it di ko gërëm di ko sant mbokk yi li moo doon seen émission arène sénégalaise di leen jox rendez-vous altine bii di ñëw bu leen ko fàtte nag di fas yéene naa dalal fii Tapha Mbeur ak Ada Fass ñu toog fii jàkkaarloo boo xam ne nag maag ñoom neen ak promoteur bi waaw du mbooloo muy ñëw déedéet da ngeen di toog seen kër déglu ñaari xale yi nu ñu préparé combat bi loolu laa bëgg ñu def ko te di ngeen ma ko may ci kàttanu yàlla di leen ñaanal di ñaan yàlla doolu jàmm ci réew mi burdu bi ñu nekkee nga xam ne ñi ngi jëm ci guddi Seydina Muhammad alayhi salaamullahi lu ci waay jaamu rek yàlla na ko yàlla defal te yàlla doolu jàmm Sénégal doolu ñu jàmm doolu ñu sutura faj aajo yi yàlla nañ yàlla suturaal ba lépp lu waay yóotu rek nga jot ko ci jàmm ak salaam te yàlla may jàmm réew mi may ñu ko may ko mbokk yëpp ñu ne ci hôpitaux yeeg yëpp yàlla saafara leen saafara jàngoro yi ñi am tawat yëpp yàlla saafara leen borom aajo yi yàlla na yàlla faj seen aajo ci barke Seydina Muhammad allahumma salli ala Seydina Muhammad mbokk yi jërë ngeen jëf ba beneen ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor. Toujours plus de foot ensemble. C'est fait, ils l'ont fait. Voilà, on a l'épilogue de notre saison. Le meilleur du football européen revient à partir du 8 août sur les chaînes Canal+ Sport. Avec en ce moment le décodeur HD à 1000 francs seulement. Abonnez-vous vite.